xibaar yi ci banlieue bu Ndakaaru diggante plage bu Malika ak Géejawaay ci diiru benn fan képp lu toll ci fukk nit ñàkk nañ seen bakken ci géej googule dañoo lapp ba léegi nag ñu ngi wëy di seet ñi nekkoon ci biir géej gi te gisuñu seeni koor ba léegi xamuñu ñi réer tamit lim bi ñaata la. Cheikh Diop mu ngi ca plage bu Malika. Cheikh, ginnaaw ba ñu la nuyoo ba noppi ñu laaj la rek xibaar yu mujj yi nga am ci seet gi fan lañ ci toll ak li jëye ji xew foofu. Naata maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias. Gis ngeen ko ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci plage bu Malika. ku nekk xam na jëye ji nga xam ne moom moo fi am ni ki démb ci dibeer bi ba lu ëpp juróom-ñeent ci ay doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken ñoom ñëpp di ay tout tànk bi ñu ñëwee fii nga xam ne fii la xew-xew wi amee woon teewul fekkaat nañu fi ay yeneen i doomi aadama yoo xamante ni ñëw nañ pour sangu. gis nañ fi sax ay élèves yoo xamante ni dañu ñëw ndax jàpp nañ ne dañoo am pause seen école. fii la ñu war a mën a toog ngir rek daal di féexlu ginnaaw itam bi ñu rek joxe suñu micro ñenn ci ñoo xamante ni fekk nañ leen fi li ñu wax moom moo di war nañ mën a renforcer li nga xam ne moom moo di sécurité bi bu baax a baax. ba ñu déggee nouvelle bi ñëpp daw ñëw quoi tombe rek affaire bu metti décès boo xamante ne bañ juddoo ba léegi mosuñu koo gis quoi vraiment loolu moom war nañ cee jóg bu baax a baax a baax ci affaire xale yi. maanaam dañu taggu ne ci terrain football yi la ñu dem. war ko demuñu foofu fii la ñu ñëw loolu la métti na de. chaque jour ñu ngi fiy ñëw man dañ see baax ba xam cour yi dafa tëj wala mais tamit sécurité bi war nañ ko gën a dolli parce que la police est ici même pas 1 kilomètre il est près de la plage donc war na am taxawaay ba nga xamante ni war nañ ko wut fii ba boo ñëwee nekk si zone ba nga xamante ni zone danger la sax ñu ne la carrément kaay zone bi nga nekk nii baaxul. lim bi bari na waaye tam leneen loo xamante ni mënees nañ koo jàpp mu di responsabilité li nga xam ne ñoom ñoo di waajur yi ndax itam war nañoo mën a xool tout tànk yi bu baax a baax ana fan la ñuy dem fan la ñuy dugg ngir rek ñu mën a wuyu jéey yoo xamante ni ñu ngi koy faral di nemmeeku ci li nga xam ne rek moom moo di plage yi soxna Naata Mbaye. jërëjëf Cheikh Diop nekkoon en direct ci ca plage bu Malika. seet bi mi ngi wéy ba léegi ngir xool ñi réeroon démb ndax dinañ leen gis ba tey am déet. mbootaay bi ëmb maître nageur yi nekk fii ci Sénégal ñoom tamit nag li ñu xamle mooy dafa ñàkk ab dispositif ci plage yi ci tefes yi ngir gën faa yokk kaaraange. kii jiite mbootaay boobulee di Ibrahima Fall di ñu xamle sax ni ci lu motul benn weer fanweeri nit ak juróom benn ñàkk nañ seen bakken ci géej gi ñu lapp. nee na li muy naqarlu it mooy ñàkk weg bi leen kilifay réew mi ñàkk weg ñoom teg ci am na tefes yu bëri yu ñu naan ay plage interdite la booy xool sax nekkul loolu le Alhassane Ba ak Pape Sangone Mbaye defal nañu ci ab gëstu reportage. nii la ñuy yendoo ci géej gi ngir fexe ba kaaraange am fi ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fiy ñoom maître nageur yi am lu leen metti ginnaaw jëye ji am ci plage bu Malika te pourtant bu ñu sukkandikoo ci seen njiit alerté woon nañu kilifa yi. avant lii di xew alerté nañu autorités yi wax leen ne leen nañu jël ay seen matukaay pour yóbbu kaaraange foofu noonu li ci am mooy ñoom dañuy jaawale lu ñu interdit ak lu ñu autorisé. ay plage yu bëri nag ñu ngi fii ay plage interdite lañ leen di wax bokk na ci bu Malika waaye buñ sukkandikoo ci Ibrahima jàpp na ni dès l'instant que ni askan waa ngi dem ci plage yi nekkatul ay plage yu ñu tere. plage yu bëri yoo xam ne dañ ko classé woon plage autorisée jaay nañ ko. léegi nag bu ñu ko jaayee nit ñi nag dañuy obligé dem ci grande côte bi mooy fi nga xam ne moo commencé Yoff ba Saint-Louis plage yooyu lañ doon ooyee ñoom plage interdite loolu nag situation boobu moo yóbbu nit ñi foofu parce que amatuñ fu ñu dem dara amatu fi luy espace ci Dakar loolu moo indi fréquentation des plages yi nii ci grande côte bi mais li ci des mooy nga accompagner leen ak kaaraange parce que li xew Malika même situation moo xew ba see aw. beneen mbir bi ñuy ñaawlu moo di ne gëdd gi war ci ñoom jotuñu ko. gëdd gi des na mooy lii rek mooy ay techniciens ñoom tënk ay seeni kaddu waaw jox leen solution li nga xam ne mooy solution parce que problème solution moo koy faj léegi nag ñu jox leen suñu solution ne leen lii la ñu gis ci plage yi te boo leen ko seetaanee lii lay doon donc ñoom amuñu benn cër buñ ñu jox. donc moo tax lii am. Ibrahima Fall ak i ñoñam sàkku ci njiit réew mi mu dalal leen ñu sàkku itam ñu daal di recruter ay professionnels yu ñu doon ngir fexe ba gën a aar li nga xamante ni moom mooy plage yi.
ca Ndar moom rawatina hôpital régional ba xaw tuut ab jéeya am fa démb ci guddi benn lakk moo amoon ca salle de réanimation ba waaye ña fa nekkoon doon faj ñoom ñoo gaaw wallu juróom-ñaari nit yi fa nekkoon laata nettali bi di ñaaw laata sax sapeur pompier yi di egsi foofule directeur hôpital bi di xamle ni dinañ ci ubbi ab enquête xool lakk boobu lan moo ko waral dañ koy déglu Thierno Ndiaye ci micro Ousseynou Diop ak Abib Seck. xam ne moom la ñu rapporté ci li nga xam ne moom la ñu constaté. Personnel bi li nga xam ne waroon na ko def jëm ko ci faydaay yi jëm ko ci woo ñi nga xam ne ñoom la ñu war a woo ci waxtu bi ñu ko war a woowee def nañu seen kéemtalaay kàttan ba woo sapeur yi woo ñi nga xam ne ñooy maintenance woo Senelec ñu couper oxygène bi couper lépp loo xam ne war nañ ko mën a couper pour daay gi bañ a ëpp jéggi daye donc loolu moo taxit yàlla def na. ci juróom-ñaari malade yi nga xam ne ñu ngi woon ci réanimation ba kenn gaañuwu ci kenn faatuwu ci amul benn conséquence la mooy yenn appareils yi nga xam ne ñu ngi woon ci foofu ak miir yi et loolu su enquête bi jeexee ak jàmm daañu xool ak ministère santé daañu xool ak ñëpp bâtiment bi parce que commencé nañ ko réhabilité ndax hôpital bi ñëpp xam nañ ne ñaar téeméeri at lay am. daañu enquête bi dinañu wan lan la et daañu ànd ak ñi ngi ñu war a ànd. ñu desandi ak waa Kër Docteur ak bilan Covid 19 bu mujj bi ministère de la santé li jottali askan wi ci bilan bu mujj boobu li am na benn nit bu ci ñàkk bakkanam ñaar fukki nit ak juróom amee nañu jàngoro bi ci daanaka junni ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn test yu ñu jot a def am na ay nit yu sonn ba nekk Sowétas lim gi mi ngi toll ci juróom-ñett am na juróom fukki malade ak juróom yi ñu xool seen yaram jàpp ni wér nañu ba ñu bàyyi leen ñu dem fële ca Tambacounda moom assistant infirmier yi bokk ci alliance And Gueusseum dañoo jàpp rek ni seenub liggéey dafa yànq jamono ji ba tax na it dañoo bëgg ab dispositif spécifique ngir fexe ba gën a xeex mbas mi di Covid 19 ñoom waa Kër Docteur yooyu bëgg it ab plan de carrière bu leer nañ ñu yëkkati ay doléance jébbal ko njiitu alliance And Gueusseum Mballo Dia Thiam ginnaaw ba mu doon amal ab tournée foofu ca Tambacounda. ñu dem ca Fatick étudiant yu université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass tey jii nag dañoo xëy mer ba futtu baare ci diirub benn waxtu route nationale numéro 1 bi yemuñu ca ñu jàmmarloog takk der yi bu baax a baax la ko waral mooy dañoo bëgg ay anam yu gën a baax ci ni ñuy jàngee ñoom am na ay nit yu ci amee ay gaañu gaañu ñoom ci étudiants yi dañ ciy déglu Maymouna Sarr moom mooy délégué étudiants yi ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. mercredi bi weesu. déposé décrété nañ 96 heures de grève yoo xam ne dafa ànd ak benn sitting boo xam ne def nañ ko devant la gouvernance mën na joxe benn réponse ci ñetti points yi muy lan la question de l'achèvement de nos infrastructures léegi bi mu ñu waxee lool mu ne am na avancé yoo xam ne mu ngi am parce que mu ngi koy suivre mais ñun loolu noonu ci kaw lool doyuñu ndax li tax doyuñu mooy que ne le 1er juillet le ministre de l'enseignement supérieur était sur les lieux pour le lancement des travaux te depuis boobu ba léegi gisuñu benn avancé boo xam ne am na fa te ba ñuy ñëw nag li ñu def mooy que ne dañ ñu nax ndax li tax dañ ñu nax mooy dañuy ñëw dans une université boo xam ne dañu ñoo won ay locaux sur les images ñu ne ñu fii ngeen di jàngee bi ñu ñëwee loolu yëpp dara amu ci. tey ku ne xam na ne tey ku dëkk Fatick foo tourné boo génnee da ngay tase étudiant fu ne la ñuy dugg di fa jàngee. pour master bi dañoo ñëw ñu ne ñu doo leen fi def master parce que amuñu assez d'enseignants titulaires yoo xamante ne dinañ mën a enseigner maquette yi nekk sur place moom moo répondre question boobu kon ñun du suñuy kaddu seeni kaddu la. ñun pare wuñu pour ñu ñuy limiter à la licence ñi fi am ay ambition dem jàngi ji master nañ leen may opportunité ñu jàng ko ndax ñun bi ñuy inscrire université système LMD la ñu inscrire licence master doctorat. waa Kaffrine ak Kaolack tamit nekk ca université boobule feelu nañ leen ñoom tamit doon amal ay manifestation dinañ ci dellu si ci yeneen jotaayu xibaar ci wàllum njàng bi ba léegi ab féewaloo la ñu nemmeeku ci biir SELS di syndicat enseignants libres du Sénégal fële ca département bu Bambey ay mbokk Souleymane Diallo di secrétaire général national ba nag ñoom dañoo bëgg seenub secrétaire général national amal ab congrès extraordinaire ñu ne lépp loo xam ne syndicat bi am na ko nañ ko téyeegum fii ak ñuy lijjanti seen jafe-jafe boobule Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. section départementale bu SELS moom moo ñaawlu yorin bi nga xam ne Souleymane Diallo nee nañ moom lañ yore syndicat bi ci loolu sax ñu ngi liggéey pour def benn congrès extraordinaire boo xam ne nii dañ ko fiy jëlee Ngor Ndiaye moom moo di coordonnateur départemental bu SELS. muy Bambey ak ci biir région yëpp
tey taxaw nañu temb pour organiser congrès extraordinaire boo xam ne Souleymane Diallo ak ñi mu àndal duñ ci bokk mais kuréelu syndicat bi ak taxawaayam ci biir Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi leen di impliqué ci loolu pour que li nga xam ne depuis ñaar fukki at ak benn Souleymane ak ñi mu àndal defuñu ko ñun ñu def ko ci diir bu gaaw. SELS version Bambey di ñaan nguur gi mu tegandi loxo ci lépp loo xam ne nii doon na am boo xam ne nii syndicat libre des enseignants du Sénégal moo ko am. parce que à partir d'aujourd'hui dootuñu accepter Souleymane ak ñi mu àndal ñu continuer di dilapider les ressources du syndicat. section SELS bu Bambey tamit di dig ñi nga xam ne ñoo ci bokk ay ndam ci xeex yi nga xamante ni nar na koo sumb ci domaine yi ñu jëm. décisionnaire yi tey képp koo xam ne validé nañ sa ancienneté de grade presque da ngay perdre sa grade ba xale yi soog a ñëw sax ñoo la gën a grade. beneen taxawaay bi mooy ci wàllu arrêté yi ci wàllu acte administratif yi ci wàllu paiement rappel yi yëpp ci wàllu lenteur yi pour résumer. ñu fàttali ne enseignants yi nga xam ne dañoo bokk ci SELS ñu ngi doon amal déclaration bi ginnaaw seen conférence publique bi ñu amaloon ci benn école ci commune Bambey. moom mi ñu tudd muy Souleymane Diallo nag tontu na nee na naataangoom boobu ci boppam moom moo wàccoowul ak li syndicat bi wax Souleymane Diallo ne du ab section moom mooy wax ndax dañuy def ab congrès extraordinaire am déet waaye commission administrative bi moo am sañ-sañ boobule mu cay dolli ni ci juróom fukk section yi nekk fii ci réew mi fanweer ak juróom-ñett yëpp xoolaat nañu instance yi ñu yeesalaat ko Souleymane Diallo ci micro Chérif Dia. déclaration boobu mu def dëppoowul ak charte syndicat bi mooy statut règlement intérieur ndaxte congrès extraordinaire suñu CA kuréel boobu rek moo ko mën a convoqué donc du section moo koy convoqué donc li muy def donc méngoowul ak charte syndicat bi beneen bi tamit suñu syndicat kuréel boobu mooy CA mois de mars bi passé convoqué na congrès pour mois de septembre mooy le congrès ordinaire kon wax congrès extraordinaire amul benn sens beneen bi tamit donc ñun ñoo ngi si waajal congrès boobu si juróom fukki section yi ñu am jot nañu renouveler fanweer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ñoo des te yooyu fukk ak ñaar yooyu incha allah samedi ak dimanche bii di ñëw dinañ leen renouveler te section Bambey bi si la bokk waaye Camara Ngor Ndiaye dafa lànk mu ne du convoqué AG renouvellement section Bambey lànk na convoqué wul AG renouvellement commission des femmes syndicat bi te alors que yeneen section yëpp def nañ ko lànk na bañ a bokk également si mission de supervision AG de gouvernement yi en tant que membre leader national donc tey tànk yi mu taxaw mooy tànk effectivement yoo xam ne tànk yu biti la. président de la république Macky Sall mi ngi wéyal tournée économique bi mu amal fële ca bët gànnaaru réew mi daal dina inauguré centre de formation professionnelle bu Aéré Lao nee na it joxe na kàddoom lu ni mel dina ko tabax ci ñeent fukk ak juróomi département yi nekk fii ci réew mi moom njiitu réew mi ñu koy xaar tey jile Matam ci altine jile ci wàllu mbay lu toll ci juróomi junni tonne gerte mooy li nga xam ne moom la ñu bay fële ci Ribo Escale atu jot waaye seen tali ba màgget gi mu màgget tax na ba la ñu waroon a liggéey ci gerte boobule mënuñu kaa def ginnaaw ba mu fa demee jëwriñ bi ñu dénk wàllum urbanisme jox na kàddoom askan wi ne leen nañu xaar tuuti fileek ñaari at seeni jafe-jafe dina jeex reportage Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp. Entre Koungheul, Touba à Limbenda, Lour Escale jusqu'à Ribo Escale, la route est dans un état de dégradation indescriptible, surtout en période d'hivernage où le trajet est un parcours de combattant pour les populations. Les autorités de la localité demandent à l'État de leur venir en aide. Le bitumage de cette route va participer efficacement au développement économique de la localité. Le tronçon Darou Touba à Limbenda est aussi une priorité. J'ai trois di jéggalu ci élément Omar Ndiaye boobule du ñàkk élément en wolof bi di ngeen ko am ci yeneen jotaayu xibaar dañuy des ci wàllu mbay bi ba léegi lu toll ci junni daanaka tonne ci ay ji ak engrais loolu la Sénégal jébbal Guinée Bissau ngir jàppale leen ko remise de don bi mi ngi amoon ci diwaan boobule ñu naan Kambadju nekk ci Guinée Bissau ci teewaayu ambassadeur bu Sénégal ba nekk foofu ca Bissau ak kilifa yi nekk ca réew moomule Abdoulaye Diallo moo ñu ci teewaloon. réewum Sénégal moo baaxee réewum Guinée Bissau ay njiw ak engrais ngir seeni campagne agricole bu ren ji ren mooy ñaareelu at bu Sénégal di dimbale nguurum Guinée Bissau ci wàllu njiw ak engrais cérémonie de remise bi ñu amal ca Kambadju son excellence Ngor Ndiaye di ambassadeur du Sénégal en Guinée Bissau teewe na ko. dañ fi ñëwoon ci turu président de la République du Sénégal Macky Sall
ak ci ndigalu ministre de l'agriculture et de l'équipement rural professeur Moussa Baldé pour fekkee remise officielle don boo xam ne République du Sénégal moo ko jagleel Guinée-Bissau ci wàllum semence ak wàllu engrais donc semence bi am na ceeb am na gerte am na ñebbe voilà muy acte boo xam ne defoon nañ ko daaw comme j'ai dit yàlla dimbali ñu fekkee ren donc autorités yi defaat ko donc muy loo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax parce que daaw biñ ko defee buñ ci gisuloon lu ñu neex mën na am ren du amaat waaye vraiment ñu ngi sant yàlla ñi ñu ko jox aussi yelloo nañ ko ndax wax dëgg yàlla daaw liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib ministre de l'agriculture ci boppam ñëw na fii ci fête des récoltes loo xam ne Guinée-Bissau ba mu amee indépendance ba léegi mosu ko organiser. pour nguurum Guinée-Bissau bi leen dimbal dafay indi yokkute ci seen wàllu mbéy xeex ndool mi ak yokku karange ga ca wàllu dundinu askanu Guinée-Bissau. Donc ça c'est vraiment pour nous quelque chose de très intéressant parce que ça va nous aider. pour ñun waa Guinée-Bissau lii lu am njëriñ la ci ñun ndaxte daf ñuy jural yokkute ci suñuy mbéy dinañu fexe ni askan wi njëriñoo yi la njiw ni mu waree ngir xeex ndool mi ak dooleel karange ga ci wàllu dundinu askanu Guinée-Bissau. La communauté pour accroître la production et aider dans la lutte contre la pauvreté et augmenter la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre population. bile coopération agricole dafay gën di jox gëdd lëkkaloo bi xew diggante askanu Guinée-Bissau ak askanu Sénégal ñu doon ñaari askan yu yàgg di jaxasoo. ñu dellu si waat ci réew mi ngir fexe ba xeex ndaw ñeek ni ñuy ñàkkee xëy ñoom ñu liggéeyal seen bopp nekkul buntu waaye industrialisation lu kon usines yi loole mooy gis-gisu homme d'affaires bi jiite it chambre de commerce bu Kaolack di Serigne Mboup mu yëkkati kàddu yooyu ci jamono jim doon animé benn conférence ci journée d'intégration école formation chambre consulaire dañ koy déglu moom Serigne Mboup ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gaye. ñëpp xam nañ ne auto emploi li ko fi gën indi mooy temps ay maîtrisards yi ñu génn amul liggéey ñu dem jox leen auto emploi loolu nag ba léegi ñu ngi koy def kenn waxul ne bon na mais taux de mortalité moo gën a bari léegi nag li gënoon ak loo xam ne nii mën nañ wax ne nañ viser 20% auto emploi viser 80% l'industrialisation man loolu mooy nekk sama combat nan lañ mën a defee ba industrie yi dox. pour industrie yi dox nag état bi dafa war a fexe ba l'importation bi ñu gën a jàppale ñiy importer encourager leen ñu mën a produire ndax buñ ko deful tamit seeni morom ñoo koy def bitim réew et je pense que loolu chambre de commerce am na ci ay programme fii ci Kaolack boo xam ne bu ñu ci jàppalee à l'horizon 2030 plus de 50 000 emplois mën nañ ko créer fii di Kaolack ci domaine agriculture domaine textile domaine arachide ak defar ay industrie ak petite et moyenne industrie. ci Kaolack goobule sax lu toll ci fanweeri ndaw ak ñaar yu fa nekk ak ci département bu Foundiougne tàggat nañu leen ñu jot seeni lijaas ci mbéyum dër gi ñoom dañ leen a tàggat lu ci diirub juróom-ñeenti weer loolee lépp jaarale ko ci benn lëkkaloo bu dox diggante Sénégal ak Luxembourg ñoom lañ ca namm rek mooy fexe ba ñàkk xëyub ndaw ñi ñu xeex ko bu baax a baax Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. bii nag mooy promotion bu njëkk bu centre agricole pour l'initiative rurale bi nekkee ci Sokone te ñu créé ko atu 2015 ba léegi association Agir Ñombato nag ñoom ñoo ko taxawal lu tolloo ko fanweeri ndaw ak ñaar yu dëkkee ci département yu Foundiougne ak itam Kaolack tàggat nañ leen lu tolloo ko juróom-ñeenti weer ci ñi nga xam ni noonu la ñu war a defee horticulture ak itam lépp lu jëm ci wàllu entrepreneuriat agricole. formation xam ne dañ leen di jox lépp loo xam ne compétence entrepreneuriale la. ak seeni projet ñu jàppale leen ñu monter ko formation boobu nag biñ koy def dañu mbooloo ñun ñëpp jël ni que ndawi Sénégal rek mën defar réew bi. formation bi nag ñi ngi ko def fa ci kaw benn projet bu ñu tuddee inclusion financière des jeunes de la région centre ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci njëkk am ay diplôme daañu leen gunge ba ñu am ay financement yu mën a tax ñu mën a def seen ay projet ci wàllu mbay. formation de si benn diplôme bi ñuy naan certificat de spécialité en production horticole te loolu yëpp daf ñu fekk
nekk ci benn programme bu tudd Sen 032 dañuy former jeunes yi mais après ça dañuy jàppale jeunes yi xale yi ba autonomisation financière. association boobu li mu bëgg moo di moderniser li nga xam ne moom moo di mbay mi ba ndaw ñu bëri yu dëkkee ci région yu Kaolack ak itam Fatick gën koo bëgg gën itam di ci liggéey. dañoo commencé dugal benn deuxième cohorte bi 50 étudiants ñoo ci nekk accompagnement bi du yem foofu seen projet entrepreneurial ñu jàppale leen d'un point de vue technique. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jiite gox yeeg goxaan yi ñu leen di woo ñu dugal seen loxo ci xeeti initiative yu ni mel ndaxte dañu war a gën a jàppale ndaw yi ñu jot ci suuf nu mu gën a yombee ngir def seen ay activité ci wàllu mbay mi. jërëjëf Aminata Goudiaby ñu jàll ci xibaaru politique yi ak élection locale yi ñuy waajal atum 2022 fële ca Mbour ñu bëri ñu ngi yëglu ginnaaw Abdoulaye Tall mi yore kàdduk Pastef semaine bale weesu dégg ngeen ko ci week-end bi le nag Saliou Samb jiite conseil départemental bi bokk ci ñi ngànk réew mi moom moo taxaw ne fas yéene na wala boog bëgg na samp ndëndëm ci élection yooyu la ngir jiite commune bu Mbour militants yi amal ab rassemblement bu mag ci week-end bi Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. ay responsable APR ay responsable majorité présidentielle yu nekkee ci commune bu Mbour ñëpp booloo daal di jàpp ni Saliou Samb mooy seen candidat ci mairie bu Mbour. responsable APR yi responsable Benno Bokk Yaakaar yi joxante nañu loxo ne li nga xam ne moo leen ñor mooy li président wax mooy responsable yi nañu bokk ndey bokk baay joxante loxo. li nga xam ne mooy li ñuy dëgmal muy élection locale yi ci soobee yàlla ñun suñu candidat ci Benno Bokk Yaakaar lay jóge tey kat tey ji tey li ñu seetlu mooy responsable yi doon xëccoo ci Benno Bokk Yaakaar ñëpp jox nañ loxo Saliou Samb. Saliou Samb xamle ni sas bi nangu na ko te sax dina taxaw taxawaay ku war a mën a boole majorité présidentielle bi yëpp. il faut ñu xam ne candidat bi may def pour maire bi ce sera la candidature de l'unité je serai le candidat de l'union parce que lu ñu suñu kilifa wax mooy ñu fexe ubbeeku dem jëli ñëpp te incha allah à partir de maintenant ñun ñi nga xam ne ñoo le parti au pouvoir l'APR avec nos alliés dinañ jël suñu tànk tubay xaar suñu tànk tubay dem gisi ñëpp ko nekk na fii Benno Bokk Yaakaar am benn liste te incha allah dinañ ko def. ci fàttali opposition bi ñoom it ñu ngi yëngatu semaine bii ñu génn maître Abdoulaye Tall yor kaddu Pastef moo daal di yëgle candidature am. ki jiite LDR Yeesal di Modou Diagne Fada moom tamit mi ngi yëglu li muy ñaax ay militants mooy ñu gaaw dem bind ci liste yi ci commission yi waaye tamit xoolaat bu baax a baax ndax fukki fan ak juróom ci weeru juin lañ nar a ubbi liste yooyu le moom Modou Diagne Fada mi doon jiite ab assemblée générale u partem foofu ca Kébémer mu ngi ñaax ñiy jiite Benno Bokk Yaakaar te nekk foofule ñu àndandoo doon benn ngir mën a jàmmaarloog opposition bi bu 2022 jotee Thierno Fall ci diwaanu Louga. fii ci CDEPS bu Kébémer fi la njiital RDL Yeesal doon daje ak ay militant ginnaaw ab diir bu yàgg bu nga xamee ni si parti bi toog na ko wootewul am ndaje mu ñu mel. Modou Diagne Fada li gën a fees ci ab discours am bokk na ci élection locale yi nga xamee ni si moom la ñu dëgmal te muy sàkku ci ay militant ñu waajal ko dem xoolaat seen nekkin ci liste électorale yi. ñi nga xam ne dañoo bëgg tuxu ci bërëb bii pour dem ca bërëb bële du 15 juin ba 15 juillet nañu dem def seeni modification xale yi nga xam ne amuñu woon fukki at ak juróom-ñett te incha allah 2022 ñu war am fukki at ak juróom-ñett nañu dem binduwaat ci liste électorale yi. njiital Sonacos daal dinay sàkku tamit ci leader Benno Bokk Yaakaar ñu joxante loxo ngir mën a jàmmaarloog opposition bi. ñu nga xam ne seen wax luy taalum réew rek la ñuy wax. luy indi fitna rek la ñuy wax dama ne boroom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm nañ leen bañ a déglu nekk suñu liggéey. au soir du 22 janvier 2022 ñu gagné haut la main le département de Kébémer autour du président Macky Sall. assemblée générale bi nga xamee ni si RDL Yeesal mi ngi ko doon amal ci Kébémer nag mbooleem militant yi bàyyeekoo woon nañ fu ne ci département bi ngir teewe si ko.
ca Thiès moom Idrissa Seck lañ fa bëgg xeex jëlee ko fa docteur Babacar Diop mi jiite force démocratique du Sénégal moom ay militants am ngemb nañ ko ngir mu fas yéene dem jëli maire bu Thiès moom am na ay kàngam ci wàllum kujje ga teewoon nañ fa ngir jàppale ko lu ci mel Ousmane Sonko Barthélémy Diaz waaye it docteur Aliou Sow reportage Cheikh Anta Diop say laatiya ñi bokk ci parti bi di les forces démocratiques du Sénégal les Guelwaar tànn nag kii di Babacar Diop di seen njiit ngir mu nekk seen candidat ci élection tànneefu njiitu bokk moomeel yi di ñëw. madame secrétaire général ñi ngi waa coordination bu département de Thiès ñi ngi proposer sa candidature à l'élection de la mairie de la ville de Thiès. docteur Babacar Diop moom dégg na wax ji te nangu na ko waaye am na leneen lu mu ci teg. ñu namm ma nekk candidat ci mairie Thiès dégg naa ci lu baree bari dégg naa ci ay yóbbante yu baree bari dama ciy woo opposition bu Sénégal yépp ñu ànd nekk benn nekk aw say fii ci Thiès ak région bi yépp muy commune yi nga xamante ni dañu war a dem élection sama taxawaay mooy gox-goxaat yépp commune bu ci nekk ma jàppale la ba ñu mën a taxawal une nouvelle majorité. ñenn njiit ci waa opposition bi nag teewoon nañ meeting bi ku mel ni Ousmane Sonko. fii ci Thiès fii ci hôpital régional bi la def ma judd fii un 15 juillet 1974. kon mbégte la toujours dellu si fii ci Thiès. Barthélémy Diaz. lii rek lañ ci namm mooy unité bi. Hélène Tine. kon Babacar boo ñu woowee ci loolu dinañ la ci wuyu si. ba ci sax Mohamed Massali. jàpp naa ne l'heure est à l'unité. ndawal socialiste bi di Babacar Aba Mbaye moom tamit mu ngay dem di songu mairie bu Saint-Louis moom wax na ko nee na day doon candidat muy tëkku nag wala boog sax nag muy wax kujje gi ñoom ñu àndandoo doon benn balaa nërmeelu ba fa amoon ci élection locale yi lay weesu ba tax Mansour Faye ñëw jiite mairie bi mu bañ leen dal ci atum 2022 Babacar Aba Mbaye ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. tey Ndar dellu na ginnaaw ci wàllu politique dellu na ginnaaw ci taxawaayam ndax ñi ñuy représenté politique bi xëy na amuñu mate bi wala amuñu mën-mën bi wala amuñu compétence bi pour que Ndar dellu fa mu nekkoon di incarner la mu daan incarner kon nag tey dinaa nekk candidat incha allah ci élection locale yi li ma si jublu moo jubale Ndar ak politique jubale Ndar ak classe politique bi. tàmbali di ñëw fii di tàggu sama kilifa muy Khalifa Sall daf ma ne ñu ngi waxtaan opposition bi pour am benn candidat pour am benn coalition ànd boobu nag dafa am solo ndax ku róobi nday sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw ñun ñu nekkoon candidat 2014 xam nañ ne opposition bu ñu àndoon lii fi nekk tey du fi nekk tey kon ñun am nañu responsabilité kon li ñuy war mooy ànd maa ngi talal sama loxo opposition yëpp wax leen nañu ànd bokk ndey bokk baay def ko ngir Ndar def ko ngir jeunesse Ndar ges ko ngir jigéenu Ndar et je pense que man je suis candidat à la candidature de l'opposition mais bir na ma ni pare naa. xibaaru biti réew dañ koy dooree fële ca Mali ginnaaw gouvernement bi ñu taxawal fukki fan ak benn ci weeru juin bi ñu nekk dimanche gile ñoom daje nañu mu noon bu njëkk ci kilifteefu jëwrin bu njëkk ba di Choguel Maïga bokk na ci ndaje boobule li ñu wax ni moom moo leen yitteel saa see tembe lu ci mel ni kaaraange gi ñu gën koo ñoŋal ci diwaan boobule waaye it ay coppite yu ñu war a amal ci wàllum politique ci institution ya fa amal it ay élection ci nu mu gën a gaawee. xeex guerre ci réew mi bokk na ci li yitteel gouvernement bi jamono ji am na benn organe unique bu ñu ne moom la ñuy taxawal te moom boppam ngir mu nar a soobu ci élection yi ñu fas yéene amal waaye it xoolaat accord de paix yi ñu signé woon fële ca Alger. réunion chef d'État et de gouvernement pays yi bokk ci OTAN di organisation du traité de l'Atlantique Nord door na tey jële altine ca Bruxelles di makkaanu mbootaay boobule sommet bi nekk na it buntu ngir daanaka ñu gisewaat wala bokk waxtaanaat ak waa États-Unis ci njiit bu réew bu bees ba ñu am di Joe Biden ndax ñeenti at yu weesu yi yëpp dafa metti woon loolu seen digg ak Donald Trump dafa jàppoon ni OTAN dafa xewi dañ ko war a soppi dañuy jàll ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf dimanche naqar wànd ak tiisu rëy moom la ñu dund ca Malika ubbi l'Observateur juróom-benn xale yu faatu démb ca plage bu Malika yéenekaay bi nañu dañu àndoon ak seeni moromi élève dem géej fa la ñu labee jaara ca faatu am na ci ñoo xam ne ba léegi ñoo ngi leen di wër kenn gisu leen waaye juróom-benn yi lab ba faatu moom loolee lu wér la journal Les Échos xëy di wéral xibaar bi bind ci xëtam mu njëkk ne juróom-ñeenti nit ñoo lab ci géeju Malika ga juróom ya ca géej ga la ñu faatu ñu sowee ci ñoom ñeent juróom-ñett ci juróom-ñeenti nit ya lab ci géej ga yéenekaay bi nee nañu xam nañu leen ci ñoom am na ci ay élèves yu toll ci fukket ak ñeent jàpp ñaar fukkeet La Tribune nañu juróomi nit ñoo faatu ñett ñi jot nañu leen a identifié am na it ñeent ñoo xamante ne ji sauvé nañu leen ba évacué leen libération nañu plage bu Malika li mu jël ci ay bakkan démb jéggi na dayo lu mat fukki nit lab nañu fa génne nañu ci géej gi juróomi néew Vox Populi moom it xëyiti si ba di ñoo xamal ne fukki cas noyade ak juróom ñoo am ci géejug Malika gi juróom-ñeenti nit faatu ci jot nañoo gis juróom-ñetti néew néewaana ba sub tay bii journal bu xëy te fekki jiwul Macky Sall ca tournée économique am ba muy amal ca nord bu Sénégal Vox Populi nañu président Macky Sall ak tournée économique bi muy amal ca tig-tigal woowee askanu Podor wan nañu ko ne budul yow di keneen leneen lu ci journal bi seetlu moo di guerre des chefs gu mag moom am na fa ba Macky Sall diggee fa ay arrangement ci diggante Aïssata Tall Sall Racine Sy ak ñeneen ñi Le Quotidien mel ne ku naan ko Macky Sall diggewu ca benn arrangement jéemu ca dara da caa raxasu ba set wecc li mu wax Racine Sy wax ko Aïssata Tall Sall moo di jéem leen a waxtaan ba juboo ci seen biir journal L'As moom it li mu gis ci tournée Macky Sall bi ci diwaanu Ndar Dagana ak Podor moo di nord bu Sénégal lalal na président Macky Sall tapis rouge mu di ca daagu nu mu ko neexee kadduy El Hadji Malick Gaye directeur général bu AGETIP ci xët mu njëkku la Sénégal journal bi nañu bi ñuy def pose première pierre bu tali buube njàndaan giya fa la meerub njàndaan bi di El Hadji Malick Gaye waxee président Macky Sall ne ko président li ngay wax yaa ngi koy def léegi nag ñun ñoo war di wax li ngay def ki def ca tournée bu lu rëy lu ñuy waxtaanee ba léegi la Sénégal nee nañu moo di ministre enseignement supérieur maire bu Ndioum wane na ca tournée ba ne fu mu dëkk moom Cheikh Oumar Anne moo fay buur di bumi booloo mu bari ma mu fa dajale woon ak mobilisation bu rëy ba mu fa def moo fay firnde la Sénégal nee nañu moo tax sax ba Fuuta Tampi gi ñuy wax feeñul fenn moo tax it président Macky Sall sant na ko bu baax a baax journal bi dolli ñu ci ne inauguré nañu fa li ñu naan espace numérique ouvert mu di ENO di mbir mu ñu jagleel mbooleem département yi ci réew mi soit nañu Macky Sall daa mujj yéemu ci ceexnom bi di Cheikh Oumar Anne ndax mbeddi commune bi ak ne mu feese woon ki militant yu génnoon doon teeroo ko tatagal président Macky Sall kàdduy maire bu Ndioum ci xët mu njëkku libération mu defa xamal président Macky Sall ne boo tëddee nelawal man ak Abdoulaye Daouda Diallo ñoo la dig ne fii moom da nga koy gagné ak 99%. journal L'Info jànge ci ne mobilisation bu rëy bi am ca Podor wane na Podor nooy na nepp ngir Macky Sall li wow koŋ source waa ne nañu moo di xeer yu rëy yi Mamadou Mamour Diallo Dior Moustapha Diop maire bu Louga ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy xamale bi Macky Sall dee jaar Louga ngir wutali nord bu Sénégal mel na Mamadou Mamour Diallo kot mooy responsable APR bu Louga bi jugoon ànd ak ki nitam dem teeru ji Macky Sall ànd ak moom gunge ko ba mu génn Louga fa la dalee nag ci kaw maire bu Louga di Moustapha Diop wax ne bi ma gisee marché central bi ak ni mu mel ci salte dama rus Louga méritewul li ne ba ñuy fal ab maire li ñu doon xaar ci moom moo di mu taxaw jafe-jafey dëkk bi waaye faluñu maire boo xam ne same ñu gis ko ci dëkk bi mu ne leen nag na seenum xel dal ndax juróom benn weer rekk moo ko fi dese ñu des ak politique bi ba tey ak l'Observateur mi xëy di ñu wax ni mbir yi tëddee woon ci Géejawaay ci week-end bi yéenekaay bi nañu Lat Diop moo fa wax ju rëy moom directeur général bu LONASE bi responsable politique APR ci Géejawaay moo ne musuma nangoo tudd tur Ousmane Sonko waaye tey ji dama koy tudd ngir xamal ko ne ku fi taalati suñuy kër dinañu exploser sa bos mairie bu Ndakaaru lébuy Ndakaaru yi tànn nañu seen bos soit nañu Abdoulaye Diouf Sarr la ñu tànn nee nañu moom la ñu bëgg mu doon maire de Dakar seen jeneen doom di Alioune Ndoye doon maire bu Dakar Plateau ndax Ndakaaru dëkkub lébu la lébu moo fi war a doon ab maire duñu nangulit kenn di leen tànnalub candidat la Sénégal ne ko déet waxuñu loolu de collectivité lébu yi li ñu wax moo di Abdoulaye Diouf Sarr wala Alioune Ndoye la ñu bëgg kenn ci ñoom doon maire de Dakar Les Économies imam ratib Alioune Moussa Samb li mu wax dafa leer nee na seen candidat ngir maire de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr la seen candidat ngir Dakar Plateau Alioune Ndoye la wax ji ci xët mu njëkku La Tribune waxi Moustapha Diakhaté la journal bi nañu moom Moustapha Diakhaté ancien chef de cabinet bu président Macky Sall moom la ñu invité woon démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média mu wax fa ne coowal troisième mandat li ñuy wax ci réew mi première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall àndu ci doxul ci yooyu yeneen yu garaaw a ngi am ci réew mi yëral xët mu njëkk l'Observateur journal bi nee nañu am na lu ñu naan protoxyde dépp xeetu drogue boo xam ne ci ay manq lay nekk lu ñu xam la ci réewum France mu gaaw lool ci tàggale nit ak sagom xeetu drogue boobee yegsi na ci Sénégal mi ngi ci réew mi daaw ci 2020 gi ba léegi mi ngi fi. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen Mamadou li xew ci biir internet bi ci kanam tuuti incha allah Mamadou maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay soxna Naata di nuyu téléspectateurs yi internet yi gis naa ne xibaar yi moom mbirum politique bari na ci xanaa dañuy dem Mbour nekk fa candidat ndax fi ñëpp ñu naan candidat la ci maire yi temps. boo demee ma jàppale la wala nga jàppale ma rek incha allah ci kanam tuuti lay doon ak Mamadou Ndiaye mbokk yi yeneen xibaar bu guddi jotee lay doon incha allah ci télévision Futur Média di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.